ñu leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a abonné chaîne bi di xalaat ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dalal ci seen nouvelle vidéo tey ñuy waxtaanee li nga xamante ni mooy bouillon yi maanaam produit yi nit ñi di utiliser rawatina ñi di jigéen ñi maanaam ci seen i togg dañu gis ni fii ci Sénégal de plus en plus li nga xamante ni mooy ay bouillon comme ay jumbo ay Maggi ay Aja Jonge bëri na ay produits yoo xamante ne nii c'est des bouillons ay entreprises di ko defar di ko jaay ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi ñu gis ne tamit entreprise yooyu dañuy profiter ci li nga xamante ni nii mooy yenn événement yi wala ci yenn fête yi comme weeru koor wala korité tabaski wala yeneen événement pour promouvoir gën a jaay li nga xamante ni mooy produit yooyu malheureusement nag produits yooyu noonu ñu tuddee ay bouillon ma lim quelques produits yi nga xamante ni moo gën a fës fii ci Sénégal daf ci am ay contenants yu ci nekk ay produits yu ñu ko defaree yoo xamante ne nii dafa dangereux maanaam baaxul ci ñi nga xamante ni ñooy consommateurs yi maanaam mooy jëfandikoo yi dafa am ay danger yoo xamante ne nii day jural nit ki li nga xamante ni mooy ay feebar dem sax ba jural ko li nga xamante ni mooy ñàkk bakkanam ci loolu duñ ci sori dañuy déglu ki nga xamante ni mooy Pathé Mbaye benn expert la en chimie appliquée muy joxe ay explication ci li nga xamante ni mooy bouillon yooyu noonu ma leen cité léegi nay muy jumbo ay Maggi ay Aja ak yeneen i produits yi nit ñi di utiliser lan lañ ko defaree ak yan danger la mën a am ci li nga xamante ni mooy ñi koy utiliser ñu déglu xalaatu ki nga xamante ni mooy expert boobu di Pathé Mbaye. bouillon yi man mooy sama spécialité d'ailleurs ci laa bind sax ci laa def mémoire bouillon yi ak saf-safal yi ak ndox mi maanaam mooy arôme ndox bi laay wax. maanaam li ñuy saf li ñuy wis daal ci ceeb bi. waaw amul bu ci baax. dafa am posen bu naan glutamate de sodium moom lañ ko simé. ñu bari na dañu yaakaar ne bouillon yi dafa am xorom mais amul xorom benn pepp xorom amu ci. maanaam li muy saf na yëpp du xorom. du xorom de loolu mooy posen bi saf xorom posen bi. mooy moom la ñuy wax sel chimique te bouillon dafa am fu mu jógee ñun Sénégal moomuñu ko. dafa am benn juif bu naan Ehud Koni c'est un israélien ku am xam-xam ci chimie appliquée moo ko inventé woon 1951 ci guerre froide bi guerre froide mooy bu nu xeexee ba wér ngànnaay ku ne day faagaagal sa morom te du ko xam léegi Ehud Koni nag lëkkaloog américains yi créé bouillon yi di ko jaay arab yi wër Israël pour ñu dëkk hôpital di feebar di dëkk hôpital ndax bañ a xeex Israël ndax ku amul wér-gu-yaram moom doo tala xeex waaw ku amul wér-gu-yaram doo tala xeex muy juróomi réew yi wër Israël Égypte Jordanie Syrie Liban ak Palestine gis nga jamono yooyu feebar yi sénégalais yi am di ko faj ci hôpitaux yi Moyen-Orient moom lañu amoon di ko faj léegi nag yan feebar lay joxe moom glutamate de sodium poson boobu bon avant may dugg ci loolu dama bëgg a démontrer nan la glutamate de sodium di nan la nekk poson. bismillah. waaw ndax xam nga ñetti produit chimique moo am moo am produit bi nga xam si acide la ak produit yi nga xam si base la ak produit yi nga xam si toxique la yooyu am mais nag ñu ngi koy seete ci pH bi di naan potentiel d'hydrogène waaw foofu lañ koy natte bon nee nañ un produit est acide s'il est inférieur à 5 tout produit bu nga xam si te am na pH am inférieur à 5 rek acide la léegi ñu ni un produit est basique s'il est supérieur ou égal à 5 produit bu nga xam ne si ëpp na 5 wala mu toll ak 5 rek basique la léegi mu des benn ñu ni un produit est toxique s'il est supérieur ou égal à 7 glutamate de sodium bii nag son pH est égal à 7 donc ci toxique la bokk. bon maintenant feebar yi muy joxe xam nga ban feebar la njëkk a jox tànk yu métti la njëkk a jox bu la joxee tànk yu métti ba pare daf lay jox maladie bu naan aspartame parce que glutamate de sodium mook drogue benn lañ propriété yi drogue am moom la glutamate de sodium am. la seule différence drogue daf lay dofloo mais glutamate de sodium daf lay naagloo da ngay naax mooy moom la ñuy wax aspartame en chimie da ngay gaaw a fàtte boo dee lekk bouillon da ngay gaaw a fàtte te bu la joxul aspartame moom li naan naax daf lay jox tension des yeux maanaam bët yi lëndëm waaw bët yi lëndëm parce que les yeux sont toujours inondés de sang te loolu moo indi glaucome te mu bari ci réew mi waaw mi ngoog lépp bouillon yi ko fi indi xale ba gis ma nga takki verre ni dafa muy ëpp jeex na lépp bouillon yi la beneen bi day bënn bëñ fii ne am na sax ñuy jël bouillon yi di ko fajee ku ci sa bëñ boo ci defee bouillon day sedd mu rey bëñ bi da koy rey beneen bi day joxe goitre li naan bolox goitre glutamate de sodium da ko joxe parce que amul iode Sénégal xorom sëpp dañ ko iodé waaw dañ ko iodé pour mu bañ a joxe kii goitre mais glutamate de sodium amul iode moo tax mu joxe goitre beneen maladie bi ci des mooy insuffisance rénale
insuffisance rénale moo gën a sonal tey doomu aadama yi te kenn mënu ko faj fu mu la dalee xamal ne genn wàll nit nga. bon insuffisance rénale mooy lan mooy am na ñaari rein ne ci ginnaaw nii. yooyu mooy fóot deret ji. rôle am mooy fóot deret ji. chaque jour dinañu fóotal 200 litres de sang te duñ ko yëg. chaque jour 200 litres de sang. rein yi dinañu ko fóotal ci biir organisme bi te duñ ko yëg. ko defee da ngay saw rek bu ko fóotee ba pare nag poutine yi daf koy tuur ci vessie bi mu gonflé nga saw nga dem sawi. xanaa loolu mu tax yenn saa yi ba dem ba am yenn âge yi rek maanaam nga am problème mu maanaam tuur ndox. parce que tur ndox ci mag ñi rek lañ ko xamee woon maanaam feebar boobu léegi ndaw ñi da ko am fekkoon bouillon yooyu moo indi. waaw moom laa la wax kii bouillon yi boo ko dee lekk au fur et à mesure. parce que biir kii bi roño yi. li naan ñebbe fii. ñebbe rein yi. ci biir dafa am ay néphron. def naa 16 la yaakaar naa bu ci nekk dafa am 16 ñaar la 32 néphron yi nag glutamate de sodium da koy attaqué di ko détruire benn par benn bu demee ba 32 yëpp jeex nag dialyse parce que la daan filtrer sang bi amatu fa lépp bouillon bi moo ko indi. lépp bouillon boo ko indi day tële loolu. glutamate de sodium li bon démonstration bi gën a gaaw bu nga xam si ñëpp xam nañ ko. boo amee bëy bu alde wala xar mu alde jëlal ñaari bouillon n'importe lequel nag jël ñaari bouillon nga def ko ci repas jox ko mais nag bu ëppee ñaar day dee de bu ëppee ñaar day dee de posen bu foor la wax xam nga lu ñu war a gaafal mooy bouillon bi saf-safa li ñuy togg boobu mooy indi musiba mamba gumba li tax kenn interdire ko glutamate de sodium bi industriel yi dañoo nax gouvernement bi bu ñëwee glutamate de sodium dañ koy nëbb parce que amul expert ici au Sénégal bu ne ci gouvernement bi di liggéey ci gouvernement bi chimie appliquée amul Sénégal je déplore cela amul Sénégal fii génie alimentaire moo fi am ak génie chimie mais chimie appliquée amu fi c'est malheureux nag parce que ñoom amuñu ci ay expert normalement délégation bu jógee assemblée nationale lu toll ni assemblée nationale nga xam si dañuy contrôler gouvernement bu ndee dem ci usines yi sur le terrain di xool war na am benn expert bu ànd ak ñoom bu paree defar rapport. kon mbokk yi yéen a nga gisandoo xam ngeen ni bouillon yooyu noonu nga xam ni bokk na ci produit yi ñi gën a jaay fii ci Sénégal dafa am ay contenants yu ci nekk am ay éléments yu ci nekk yoo xamante ni baaxul ci ñi koy jëfandikoo kon dañ ciy profiter pour sensibiliser ñi nga xam ne ñooy population bi maanaam sénégalais yi ñu moytu produit yooyu bàyyi di ko utiliser waxuñu leen ñu wàññi ko mais nañ ko bàyyi une bonne fois parce que produit la yoo xamante ni gis ngeen ko yéen a ko dégloondoo yéen ñëpp moo favoriser li nga xamante ni mooy yenn maladies yi ñuy gis fii ci Sénégal kenn wératul muy mag ñi muy ndaw ñi kenn wératul te dara waralu ko lu bouillon yooyu nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy jël di ko consommer du jour au lendemain suba ak ngoon guddi ak bëccëg tey produits yooyu la ñuy gis ñu koy promouvoir ci télévision yi chaque jour di ko jaarale ci ay théâtre des séries télévisées ay feuilletons di ko promouvoir di inciter ñi nga xam ne ñooy sénégalais ñu koy jënd alors que am na leneen lu ne ci biir loo xamante nii baaxul ci seen wér-gu-yaram dañuy ñaax ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi rawatina jigéen ñi nga xam ne la plupart fii ci Sénégal ñuy dugg waañ di togg ñu xam ni produit yooyu noonu bouillon yooyu noonu ñuy wax baaxul ci santé ñi nga xamante ni ñoo koy jëfandikoo wér-gu-yaram moo ëpp doole lépp balaa nga ko xam nga toll ci tawat war a faju yàlla bu mu tombee que ni yoroo moyens yi nga xamante ni moom ngay fajoo parce que Sénégal toll da foo xamante ni léegi ku fi feebar te amoo xaalis mara day taali ñaanuñu ko yàlla sa bakkan amaana di nga ko ñàkk donc nañu bàyyi produit yooyu wut yeneen substance yoo xamante ni substance yu naturelle la di ko utiliser pour seeni togg bëri na ay produits yu ñu mën a utiliser yoo xamante ni c'est naturel ñu utiliser ko pour li nga xamante ni mooy togg bi boo jëlee exemple laurier du sel iodé baa ngi fii am na ay yeneen produits yu ci bëri yoo xamante ni mun nga ko assimiler ak ay yeneen aliments yoo xamante ni di nga togg bu jaar yoon mais aussi du la amal benn ngaañ du la amal benn danger ci li nga xamante ni mooy sa wér-gu-yaram dañuy ñaax aussi ñi nga xamante ni ñooy autorités étatiques yi ñu jël seeni responsabilité parce que ñoom ñoo yor doole aar ñi nga xamante ni ñooy consommateurs yi ñoom ñoo am moyens yi nga xamante ni conserver li nga xam ne mooy santé wu population bi ñoom tey ñooy attribuer li nga xamante ni mooy licence ñi nga xamante ni ñooy entreprise yi may leen ñu exercer seen activité fi nga xam ne mooy Sénégal donc ñoom ñoo war a veiller ci contrôle bi di vérifier produits yi nga xamante ni entreprise yooyu ñu koy utiliser di ko jox Sénégalais ñu koy jëfandikoo di am ay problème u wér-gu-yaram war nañu recruter ay experts yoo xamante ni dinañ def vers ces entreprises là di xool processus de production bi ñuy def ci produit yooyu laataa ñu koy jël di ko fournir ñi nga xam ne ñooy les Sénégalais les consommateurs donc encore une fois autorité
autorités yi ñi nga xam ne ñoom lañ fal ñoom lañ fi teg dañu jël seen responsabilité gën a vigilant ci produit yooyu noonu bépp entreprise bi nga xam ne méngoowul ak li nga xamante ni mooy santé wu ñi nga xam ne ñooy woy jëfandikoo yi ñu tëj la wala ñu sanctionné la une bonne fois parce que santé sénégalais yi moo ëpp doole intérêt ki nga xamante ni mooy benn entreprise. Donc vidéo bi tey loolu la woon comme ni ma leen ko doon waxee à chaque fois Xalaat TV dañuy intervenir ci domaine yëpp lu ñu intéressé rek mooy sénégalais yi yeewu comprendre li nga xamante ni mi ngi am ci seen réew te amuñu média amuñu benn support boo xamante ni ñu mën di renseigner wu am ay jàngat yu leer nañi. Donc vidéo bi tey loolu woon bu leen fàtte tamit abonné wu partager aussi vidéo bi bu amee vidéo bu ngeen war a gën a mën a partager yaakaar naa ni bii la képp ku partager vidéo bi jàpp ni sauvé nga doomu aadama may nga sa moromu doomu aadama mucc ci yenn nga xam ne ni mooy maladie yi wala li nga xamante ni sax mooy ñàkk bakkanam maanaam jaamu yàlla la partager vidéo bi. Donc dañuy ñaax ñëpp ñu partager vidéo bi seeni xarit jot ko seeni famille jot ko seen entourage ñëpp ñu leen jege jot ko ngir ñu mën a sauver ay bakkan conserver li nga xamante ni mooy santé sénégalais yi. Donc tey vidéo bi loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon.